jàngeen jëf ci ànd bi ak télévision Futurs Médias xibaaru marax yi ponk yi ca gën a fës nanu ko waxee woon noonee lañu ko defee muy liggéeykat USDE wàcc nañu ci mbedd mi dox ñaxtu ca yaraax la ñuy sàkku nag booba tey mooy rek li nga xamante ni moom mooy conseil d'administration ba ñu am ca tànk koppari kër ga téeméer boo jël fukk yaak juróom ñu daal di ko cay am boole kaak ñu xoolaat seen i payoor beneen doxub ñaxtu muy kuréel gi ëmb ude yi ci Sénégal ñoom nag ñu bëgg rek ñu gën leen a jox gëdd naka noonu it bu ñu amee ay jafe bu ñu bëggee faju kon ñu dimbali leen ci wàllu woowee leneen la ñu wax ñoom uude yooyu mooy nag commerçant chinois yi la jël nañu leen ci jongante bi daanu waxit lu soxal nag toogaayu ñaxtu bu ñu namoon a amal tey ca kanamu ministère de l'intérieur te ñu mujj ko nag dàq muy kuréel gi bëgg ñu amal ay wote yu jaar yoon fii ci Sénégal ëmb na kujje politique ga dàq ko nag du càggante ne dañu koo baax la ñuy xaar rek mooy bis bu ñu waree wote nag loolee ñu duppee système de parrainage ci assemblée nationale ñoom daañu dem ca place Soweto lu soxal loolu ba tey ñu gis ni kii di Babacar Fall bu société civile moom ci gis-gisam njiitu réew mi Macky Sall waroon naa jiital waxtaan Sénégal Ouzbékistan sànq la ñu noppi ñaari équipe yooyu di jongante xarito ndam demul ndam dikkul ku ci ne benn bal nga am ñu doon ko amalee fële ca Casablanca ca Maroc mbokk yi ponk yaa ngi ci yaatal gi léegi léegi. dalee nag jàmm ci xibaaru marax yi nuñ ko waxee woon ci ponk yi tàggat yaram Ouzbékistan Sénégal ku ci ne benn bal nga am ñu dem ba Casablanca fekk ji fa Mamadou Ndiaye nuyu naa la. maa ngi lay fay Fatou Kiné Deme. ma ngoog ni ma ko waxee ndam demul ndam dikkul Sénégal Ouzbékistan ku ci ne benn bal nga dugal loo ñu mën a tënkal ci jongante boobu. waaw comme ni nga ko waxee moo ci am ku ci nekk benn bal nga dugal mu nekkoon match bi nga xamante ni mooy li ñuy waajtaay bi ñu nekk nga xam ne équipe nationale nekk na ko ak Aliou Cissé di waajal li nga xamante ni mooy coupe du monde Russie 2018 li ñu mën a jàpp ci match bi rek au delà de score bi nga xamante ni dafa nekk match nul un but partout li ci mën a jàpp rek moo di Aliou Cissé bi nga xamante ni tey dafa ñëw changer complètement équipe am ba ci changer aussi ni système de jeu bi nga xamante ni moom la daan tàmm di footballé 4-3-3 lañ ko doon xamee wala parfois 4-4-2 mais tey système bi nga xamante ni Aliou Cissé indi na ko depuis bi mu nekkee ci bopp équipe nationale bu Sénégal tey la joué li nga xamante ni mooy 30e match am ñu ngi koy doog a gis mu def benn changement bi nga xamante ni mooy 3 défenseurs le footballé 5 milieux de terrain ak ñaari attaquant loolu lu bees la ci Aliou Cissé tey ñu gis ko mu indi ko ci match bi leneen liñ ci seetlu mooy ki nga xamante ni mu ngi doog a ñëw équipe nationale bu Sénégal di Santy Ngom mi nga xam ne mu nga fële ca FC Nantes moom tamit tey Aliou Cissé daf ko titularisé mu nekk tamit lu bees ñeneen ñi nga xamante ni absenté woon nañ ci équipe nationale bi muy Papi Djila Bodji ak ki nga xamante ni mooy Pape Ndiaye Souaré seetlu nañu ñoom tamit Aliou Cissé da leen boole ci li nga xamante ni mooy match bi tey biñ ko laajee léegi ci conférence de presse dafa ni looloo tax mu yaatal équipe joueurs yi nga xam da leen convoqué maanaam 30 joueurs la woo ngir rek permettre yeneen ñi ñu mën a jouer mu am lu muy seet en tout cas loolu la expliqué ci conférence de presse xam naa dinañ ci ñëw ci yeneen édition ak li nga xamante ne ñi ngi leen koy dégtal actuellement li ñu mën a jàpp rek au delà de score bi nga xam ne Sénégal am na ko ci premier match amical bi muy def fii ci Casablanca mooy Aliou Cissé mi changé système de jeu changé aussi li nga xamante ni mooy ñi nga xam ne ñoo nekkoon titulaire tey dafa indi beneen équipe bu bees. jërëjëf ñu koy jaajëfal Mamadou Ndiaye ni ñu ko waxee tey ji ñu gis ni kon nañu tëralee équipe ba ab coppiku am na ca lu soxal si loolee sax kii di doyen Abdoulaye Diaw na mu ko gisee rek mooy Aliou Cissé na mu def noonu la ndax nag jot na tamit mu natt joueurs yi ngir nag ku ci nekk rek mu xam naka nga mënee ndax wax nga ko sàng jongante xaritoo la mu jëm nag ci waajal kon Russie 2018 bi Père Abdoulaye Diaw ñu teewlu ko ci micro Ibrahima Kane. Aliou Cissé teel na ni ñi war dem à la coupe du monde 23 yi am naa ci à peu près 17 à 18 yoo xam ne ñu ngi ci sama biir bopp léegi damay seet ñuy dugg ci groupe bi ay match la yu nga xam ne da nga cee wut loo gisagul loo xamagul te ñemewoo ko wut ci match boo xam ne amuloo droit perdre ko. depuis ce matin avant match bi lire ngeen ci journée yi ni dana ci dugal ay gan yu nga xamee ni daf leen di xëcc ñu gën a jege ñoom Sadio Mané biñ ko doon critiquer naan amul équipe type mais loolu moo baax ci équipe bañ am équipe type moo gën a baax ci équipe tey jii le Brésil a gagné sans Neymar mais lii moo di njëriñu am effectif bu yaatu ñi nga war dugal nga dugal leen dootuñu ay match amicaux ay match recherche la ay match de préparation la à quelques 2 mois de la coupe du monde de football gëm naa ni résultat la bu nga xamee ni mën nga gàddu jëm ci yoonu coupe du monde bi en attendant le prochain match contre Bosnie-Herzégovine.
liggéeykat USDE nanu ko waxee woon nag noonee la ñu ko defee doxu ñaxtu la ñu def tey jëlee ci mbeddi yaraax yi ñoom liggéeykat yooyu nag di wéy di sàkku rek li nga xamante ni moom mooy conseil d'administration ba ñu am ca place nag noonu it koppari kër ga di capital ba téeméer boo jël fukk yaak juróom ñu jagleel leen ko ñu nekk nag ci ay jafe-jafe bëgg yi tamit ñu xoolaat seen payoor dañ ci ànd ak Pape Fara Ñinga. baat yooyu la ñu dem wax yor ay pancarte seen loxo takk ay brassard yu rouge ñenn ñi sol sax ay tiset yu rouge liggéeykat ya nekk ci SDE la ñu bëgg mooy la nga xam ne mooy seen ñaxtu ñu daal leen koy fajal. Nous réclamons minimum 15% dans le conseil d'administration et une représentation dans le conseil d'administration loolu mooy suñu revendication essentielle mu ne loolu dina ci waxtaan ak président de la République. maanaam dina def tout pour que président de la République def arbitrage bu ñu permettre ñun ñu am loolu mais liggéeykat yi fi mu nekk nii mënatuñu xaar. jamono ji nga xam ne ñett ci société taxaw nañ ngir jëlaat ko ñoom nee nañ kum ci mën a doon rek la ñu bëgg mooy mu yokkal leen seen salaire naka noonu avantage ya ñu amoon ñu bàyyi leen ko. ñun quel que soit alpha képp ku fi mënta ñëw ñun li ñu importance aujourd'hui que mooy travailleurs yi gis seen bopp ci lii yow loolu rek la. jàpp nañ ci ne liggéeykat yi SDE yëpp ñi fi nekk am CDI war nañ leen reverser ci société bu bees boobu ñuy créer avantage yi ñu amoon yi xam ne syndicats yi ñoo ko négocié woon depuis la création de la SDE depuis 96 ba léegi avantage yooyu dañ ko conserver. jamono ji seen yaakaar yëpp ñu ngi ko wéer ci njiitu réew mi ngir seen mbir am saafara. li ñuy naqarlu ci comportement wu ministre de l'hydraulique mooy depuis biñ koy saisir jëlul au sérieux les préoccupations des travailleurs de la SDE. appel bi ñuy lancé encore une fois au président mooy ñaari points yooyu na ko libéré yi ci des mooy yokkute liggéeykat yi ci société bu bees bi. gannaaw doxu ñaxtu bi nga xam ne amal nañ ko mu jeexee ci SDE ba nekk ci diwaanu Yaraax liggéeykat yu SDE nee nañ fi ak fan yu néew bu dee saafara wuñu seen i jàngoro dinañ leen dégg te dinañ gën a taral lii di xeex bi. ñu yegg ba quartier Mousdalifa nekk ca Bargny ñu dëkkee foofu nag ña nga ci ay jafe-jafe yu tar wàllu ko courant la ca gën a metti nag mooy ndox ma lu ëpp fukki at kon ñoom ñooñee ña ngay jànkonteel ay jafe-jafe ci wàllu ndox bu ñu ko soxlaa danoo rooti fu sori mbaa ñu jënd ko dañ ci ànd ak Aïssatou Paye Atanaar Ba. ci quartier Mousdalifa ca Bargny dëkkuwaay bi xaw a metti lool ca ñi nga xamante ne ñoo fa dëkk lu ci mel ni courant ndox ak yeneen i jumtukaay nekk loo xamante ne lu fa néew la ñoom nag ñu ngi joytu ndax sonn nañu te it tàyyi nañu. ndox mi fi mu nekk nu ngay woote bidon 100 francs ba yow woote les 10 bidon dinaa joxe 1500 daxal tollu ay jamono yax daxal toog bal guddi sa waa ka soxla ndox ma ya naan daxal ku jëf ko sa morom mu may la potam ndox u naan waa ka doxalee sa waa ka duñu naan sonn nañu te nu jàppale nag nu jël sa barke Seydina Mohamed. jooytootuñu rek ñàkkum ndox mi waaye itam ñàkkum kaaraange. problème mu ndox ak courant éclairage bi am nañu problème am insécurité mi ngi fi say élèves dañuy jàng da ngay obligé amoo ndox da ngay arrêté sa njàng doom ñu ànd ak yow ngay gagar ñu genn bi doom les enfants xale yi sonn nañu ku ñu jàppale si ndox ak courant ñu jël. mu mel ne nag fépp mu àndandoo di sooxe. nun danoo nekk ci biir Bargny usine yu wérnu charbon baa ngi nii suñu ginnaaw météo baa ngi nii ñu nekk ci biir Bargny amuñu ndox amuñu courant amuñu carte santé fii bu lëndëmee bu guddee soo bëggee taxi 2500 ngay fay ndax lu ñëw ndax li ko waral mooy ñàkk éclairage amuñu lampe amuñu dara nuy ñaan ñu dimbaleenu. kuréel gi ëmb uude yi ci Sénégal ñoom nag ña ngay naqarlu daal teewaayu commerçant yu chinois yi fii ndax nee ñu dañuy jonganteek ñoom loole nag di gàllankoor seenub liggéey bu ko weesoo nag bëgg nañu ñu gën leen a jox gëdd bu ñu bëggee faju itam dañuy am ay jafe-jafe yooyu yëpp nag bëgg nañu kilifay réew mi daal di ci addu Habib Faye Youssou Baro. mer ba futu lañu def waral ñu amal doxu ñaxtu. ñoom uude yi nekk fii ci diwaanu Sénégal ñoom ñi li ñu bëgg rek moo di moroode gi am ci seen diggante ak ñenn ñi mu dañ fi te itam état bi encadré leen. dañuy am ay adversaires yoo xam ne ay concurrents déloyaux yoo xam ne mënuñu liggéey ak ñoom ñun mënuñu concurrencer ak ay industries parce que nous sommes des artisans ay loxo la ñu am moom la ñuy liggéeyee
manque encadrement ñu bëgg suñu njiit yi encadré ñu wane ni ñun ci réew mi la ñu dëkk duñ fi étranger bu ñu encadré wut bu ñu mënul jàppale ñu encadré ñu kereel ñu ay centre de formation yu am solo ñu dugg ci encadré ndaw ñi ñu formaliser ñu parce que fii ay responsable la fi nekk ñun boo ñu xoolee ñu mieux la ñu civilisé. ñu doon ab collectifu uude yi nekk fii ci diwaanu Sénégal ñoom ñooñee fas yéene wu ñu teggi seen tànk benn yoon ngir wéyale xeex wi. on a marre je dis j'ai porté tenue noire li tax ma sol ko rouge ku mer a koy sol ñun dañu dee suñu métier bi dafa dee amuñu lu dul lii la ñuy yaakaar. dañuy def assemblée générale jaruñu def ko stade Iba Mar Diop pour tous les cordonniers du Sénégal ñëw partout Dakar Thiès Louga Touba Mbacké Diourbel et tout lii première sortie la non préparée encore. yeneen ci ay ponk ya ñuy laaj bokk na ci ñu jox leen cër gëñu moom. waaye itam lii ñeel couverture maladie universelle ñu boole leen ci. couverture encadré. ñu wàcc ci mbedd mi ngir amal doxuk ñaxtu lu ko sabab moo di moroode gi am ci seen digganteeg yenn ci jaaykat yi nekk fii ci biir réew mi. collectifu uude yi nekk ci Sénégal ñoom fas yéene wuñu bàyyi xeex mi benn yoon bu dee l'état wu Sénégal fajul seen jàngoro. ci bëj saalumu réew mi liggéeykat yu chantier nekk ca université Assane Seck bu Ziguinchor ñoom nag ña ngay sàkku daal ñu jox leen seen ñaari weeru payoor moo war a sax liggéey ba faf nañu ko dakkal amul nag ab fieek kilifa yi du dañoo wax ca ñoom moo waral tey ñoom ne daal di wane seen bopp foofee Bamba Thiaré moo wax ci turu liggéeykat yooyu ñu teewlu ko ak Boubacar Diassi. suñu salaire lañ soxla woon toog nañ ñaari weer fay ñu ko weer ñun ay borom njaboot lañ. ay borom njaboot lañ ay ñii ay jullit lañ ñii ay chrétien am na ay catholique instant bi feetu catholique yaa ngi ñëw ñëpp lañ war a jàppalante fii nañu jàppalante ñi am doole nañuy dimbali néew di doole yi. dëkkuma fi Dakar laa jógee ba fii problème bi mooy weer bu dee ñu fay ñu suñu xaalis loolu problème boobu rek la ñu am. sànc bi génnee nañ ñëpp kenn du liggéey sànc bi boo ñu fayee tey ñu liggéey ci suba waaw ñun def nañ fi 2 ans. leen saa ñu amel ñu ñaari weer ñu ngi doog a grève lii mi ngi fiy doog a am mi ngi fiy doog a am mi ngi fiy doog a am 2 ans yenn saa ñu amel ñu ñaari weer mais nii la mujjee yëguñu ministre bi ñëw ministre bi yëguñu ko buñ ko yëgoon kon yëg na ko moom bu yàgg lii nag na law ba faw ñu wax ci njàng mi ak intersyndical bi nga xamante ne nag moom moo taxaw ngir kaaraangeeg daara yi ak jàngalekat yi ñoom nag nee ñu dootuñu seq waxtaan ak nguuru Sénégal fi mu ne nii njiitu réew mi rek la ñuy xaar mu may leen nopp muy Macky Sall lu ko mooy nag ñoom daanu yëngu-yëngal ñu ngi waajal sax ab grève ñoom liggéeykat yooyu nag ne bu ñu sañoon daal crédit yooyu nga xamante ne banque da leen koy jagleel ñu daal di koy dekkalaat ñu gën ko xam ci DMC Gougnagna ak ñoñom tey ñu doon janook taskatu xibaar yi Fatou Bintou Konté. jafe-jafe yi nga xam ne jamono ji ñu ngi koy jànkonteel ci wàllum njàng mi ak jàngale mi fii ci Sénégal mu ngay gën a tar bi yoon nag intersyndical pour la défense de l'école et des enseignants moom nag moo jukk di ñaawlu jiixi jaaxa bi nga xam ne nguur gi moom la indi ci wàllum li nga xam ne moom la ñuy wax pré DMC yi li keroog premier ministre wax na ko ci presse bi mu ne dina joxe fonds bi à partir de fin mars dinañ libérer crédit yi léegi keroog Seydou Gueye génn na télé RTS nee na fonds yi fin septembre lañ koy joxewaat donc violé nañ li ñu signé gul sax di ko discuter pareeguñu def nañ di wax waxee. moom Gougnagna jàpp na ni fi nga xam ne moom la crise bi toll moom it ay naataangoom nee nañu ki ko mën a régler rek moom moo di njiitum réew mi Macky Sall. président de la République moom kese moo am solution bi parce que gis nañ ne crise bi dem na ba dépassé jiitu jëwriñ yi moom képpam ni jóg monté au créneau ci fête yi mu convoqué tous les enseignants d'une manière inclusive ba pare jël une décision courageuse. ba tey ci wàllum crise bi nga xam ne ñi ngi koy jànkonteel ci njàngale mi intersyndical bi moom ma ngay ñaan fédération des parents d'élèves yi ñu tëddee njaaxaanaay seen diggante ak nguur gi. rôle am lay joué parce que nit ki su fekkee ne daf la ëmbal sa sànqal da lay ëmbal sa sutura subvention lañ koy jox mettre ko dans de bonnes conditions donc caisse de résonance u ministre éducation nationale la nekk. ren ji nag enseignants yi dañoo jàpp ni faaw situation année scolaire bi lee mu réglé wu sinon rek li nga xam ne moom moo di année blanche la ñu fas yéene am ndax duñu bàyyi dara mu jàll. jàngalekat yi ci boppam ñooñu ne ren amul dellu ginnaaw parce que doyal nañu ci di sauver ay année fi mu ne nii école bi lañu mën a sauver la ñu bëgg a sauver te suñu bëggee sauver école bi nag il faudrait que couple enseignant élève ñu mettre leen dans les conditions.
Pointe Sarène suuf sa fa nekk nag ñu ne ay promoteur ay investisseurs privés ñoom ñoo ko moom te ñu doon jiiñ ko doon jiiñ nag jëriñ jiñ dénk wàllu tourisme ne nag dafa bëgg kon teg loxo ci yooyu suuf moom moomee di Mame Mbaye Niang weddi na ko ba mu set wecc ndax nee na projet bi nga xamante ne groupe Sénégal daf ko door foofee kon dañu caa boole ñooñee ñu jàpp nag ne li nga xamante ni moom mooy wàllu tourisme kon dafa daal di bokk rek ci plan Sénégal émergent jëwriñ ji di Mame Mbaye Niang àndoon na ak ki nga xamante ni moom la ñu dénk PSE doon amalap nemmeeku ca Pointe Sarène Abdourahmane Diallo. ginnaaw bu ñu waxee dañuy def ay projet touristique ci Pointe Sarène ñi dëkkee foofu saa su ne ñu wone seen tiitaange ci seeni suuf si bu ñu sukkandikoo ci kilifa yi jël nañu matuwaay yépp ba nga xam ni lépp lu askan wi soxla foofu noonu ñu war ko mën a saafara joorim bu yor wàllum tourisme di xam le ni tey jii nguur gi taxawaayu aar askan wi la nekkee waaye du yàqal ko. ñëwuñu fi pour nangu suufu ñu fi nekk ñun gis-gis bi ñuy jàppale. gis-gis bi tax ñu ànd di xeex gis-gis bi ñu am ci réew mi mayuñu ñu gis sénégalais bu jël ñaqam jël jotam jël alalam def ko ci béréb après nga ñëw foqati ko ci ni da ngay defi leneen dafa di kay ci li ñuy yëngu muy tourisme kii yor syndicat bi xam na ko xaalis a koy def waaye sénégalais buñ ci fekk nga jëmbat ci sa yëf commencé ko wax dëgg yàlla suñu ngëm-ngëm may ñu naan dañuy nangu li nga yor donc même bu fekkee dañ ñu koy jiiñ tey firnde am na ni que loolu amul dinañ leen dugal ci projet bi ngeen bokk ci muul yi ñuy def ngeen respecté ak projet bi bu ngeen amulee xaalis bu ko mën a eggale seen i mbébét ñu ut borom yi xaalis boole leen ak ñoom. Cheikh Kanté moom it bokkoon na ci ñëwoon ci tukki nemmeeku bi ci Pointe Sarène jëwriñ bi nga xam ne moom moo yor ci lu jëm ci wàllum plan Sénégal émergent di xam leen ni tourisme bi benn la ci PSE bi. tourisme bi soo ko xaymaa suñu PIB mi ngi 6,5% di sécréter environ 450 milliards. 450 milliards yooyu 67% yi internationaux yi ñoo koy. si di li ñuy dépense di dem feneen mais mi ngi fii. jëwriñ yi nga xam ni moom mooy Mame Mbaye Niang ak Cheikh Kanté tamit profité nañu occasion ci seeni tukki nemmeeku boobu pour xool ba xam liggéey nga xam ne sumb nañ ko ci Pointe Sarène fan la toll. tey jii la ñu fas yéene woon rek amal toogaay ñaxtu ci kanamu makkaanu njëwriñ ji dénk lépp lu jëm ci biir réew mi dana ko dàq nag muy kuréel googu nga xamante ni moo taxaw ngir ay wote yu jaar yoon fii ci Sénégal dàq gi nag nee ñu du caagante ne danoo dellu gannaaw waaye ñi ngi waajal rek bis bi nga xamante ne ci la ñu fas yéene kon voté système de parrainage boobee ci assemblée nationale loole nag bu ñu ca yeggee ñoom daañu amal ab dajaloo fële ca place Soweto ñu teewlu ci Cheikh Sadibou Fall moom responsable libéral la ci micro Alassane Ba. may wax ni il faut que nit ñi def très attention parce que maanaam coow li mu juróon ci biir ville bi ñu ne circulation bi dañ ko dafa xat ni ñi ngi sàlle kooku pouvoir bi la pouvoir bi ñoom ñoo ko def parce que opposition bi dañ ñëw pour manifester pacifiquement donc li ñuy teg ci alkaati foofu pour ñuy sànni ay lacrymogène ci nit ñi ak di ko sànni ci école bi di perturber activité économique nit ñi nekk ci biir centre kooku du opposition parce que opposition bi kenn gisu ci ku jël benn xeer bu gën a ndaw ba sànni ko alkaati wala mu def na dañ ñëwoon pour wax li nga xam ne bi mooy suñu xalaat moo doon pour effectivement que kii nga xam ne bi moom lañu dégg ministère de l'intérieur te mu def déclaration bu leer ni moom dañ ko teg ministre de l'intérieur pour mu falaat Macky Sall te loolu lay doxal ñu yaakaar ni nag kooku mënutul gérer suñu élection ñu dindi ko fa mais trouble yi am au centre ville souvent force de l'ordre yi su ñi nga xam ne bi ñoom la pouvoir bi di utiliser ñoom ñooy def trouble yooyu mais opposition kenn gis ko mu def trouble tey bi ñu xalaatee dañu évaluer situation bi ñu ko évaluer mu indil ñu maanaam ay tegin yu bees yoo xam ne bi pouvoir Macky Sall mi ngi koy teg notamment nu mu tudd ci change. lu soxal seen ndaje moomee sax ñoom ñooñee ña ngay sàkku nag ci askan wi ñu ñëw na mu gën a bare kon rek jàppale leen si fële ca place Soweto la ci fàttali Youssou Touré nag moom fare ci APR na ma ko gisee nag mooy langue politique gi dafa war a ànd ak dal Alassane Ba Mohamed Dieng. ab stratégie bu bees la ñu teg IED fas yéene jàmmarloog régime bi fi nekk nee nañu nag duñu dellu gannaaw. jamais de la vie jamais. daanaka askan wi yëpp lañu woo ci seen xeex mi liñ ci sàkku mooy fexe ba régime bi fi nekk bañ a am ndam ci li mu bëgg buñ sukkandikoo nag ci Cheikh Sadibou Fall moo di
bëgg tripatouiller ndeyu charte réew mi. affaire bi du affaire parti politique du affaire PDS affaire peuple sénégalais yëpp la parce que Macky Sall comme ni mu ko daan defee ak gouvernement am ñu ngi préparé wu pour changer waat constitution bi utiliser système de parrainage boobu ñuy wax changement de constitution la bala ñu koy def war nañu toog ak nit ñi. dañoo bëgg a fexe ba nga xam ne lépp lu ñu def aussi du am yenn conséquences yi du am yenn jafe-jafe yi donc looloo tax ñu def système de parrainage leneen taxul ñu def ko ñu nag nguur gi ak opposition ñoo si yem. appelé wuñu leen si dara. kilifa mi nag bokk ci APR moom day dalal xel yi donte sax wane na ni ànd nag système de parrainage luy suturé bëgg mooy ñu fexe ba dal am ci langum politique gi. nañ fexe rek ak lépp lu ñu mënti def ministère de l'intérieur si biir Dakar dafa am lu tubaab di wax des points sensibles. points sensibles yooyu du pour ñun rek APR pour Sénégalais yi yëpp la donc nañ fexe rek ba lépp lu ñu war a def ñu def ko si dal def ko si teey ministre intérieur par exemple xam na lu xew. lu ñuy waaj def xam na ko bu gisee ni lii buñ ko bàyyee mu indi ay jafe-jafe wala ay problème wala ay xeex mais duñ ko bàyyi mu kii. fi mu nekk nii lii problème am mooy mu amaat deuxième mandat dana utiliser lu nekk y compris manipulation bi muy def ci constitution bi pour mën a desaat fi ñëwaat continuer liggéey bu bon bi muy def fi ñu bi te sénégalais yëpp d'accord ñu ci bés boobaa ñu def benn rassemblement bu mag boo force vive ñi nga xam ne bii ñooy nekk Sénégal yëpp. initiative pour des élections démocratiques jox dig daje Sénégalais yi ñu ne nag duñu deltu gannaaw ci xeex bi nga xamante ni sumb nañ ko IED di sàkku ay élections yu leer te libre. système de parrainage boobu nga xamante ne sax moom moo féewale kujje gi ak nguur gi Macky Sall nag ngir nag taxaw ci mbir moomee moo sàkku rek ñu yóbbu ko ca pencum ndawi réew ma ngir wote ko fa ci gis-gisu Babacar Fall bu société civile loole waruñu ca woon yegg njiitu réew mi waroon naa waxtaan ak langu politique gi laata lool di am dañ ci ànd ak Fatimata Ba. waxtaan yi soxal processus électoral bi daal di jeex parrainage bi bokk ci poñ yi nga xamante ne jubóowuñu ci président Macky Sall jël dogal tranché mbir mi ab projet de loi la yóbbu ci assemblée nationale boobule doxalin nag kii bokk ci société civile bi rafetlu ko. président mënoon na profité au lieu que muy xëy na atte def projet de loi yóbbu assemblée maanaam relancer waat waxtaan bi. woowaat parti nit ñu toog waxtaan ba juboo parce que matière électorale dafa nekk loo xam ne nit ñi dañ ci war a waxtaan ba juboo ci parce que bu ci juboo amul mën na indi ay jafe-jafe. dafa waroon tëddee njaaxaanaay mooy moo nekkat ñetti ponk yi la nit ñi d'accordul léegi moo arbitré maanaam da ngay xëy na joxe li bàyyi lii waaye président dafa arbitré daan ne wala dañuy def parrainage mais li ci wàllu mbiru bulletin unique bi nga xam ne opposition bi dañ ko doon réclamer ak même ñun société civile parce que depuis fukki at ñu ngi koy réclamer loolu maanaam waxuñu ci dara pour man parrainage bi ci boppam c'est-à-dire que amul problème mais ci forme yi ñu ko defee dafa xaw a tey xel. initiative pour des élections démocratiques moom jàpp ni bis bu ñu yóbbee boobule projet de loi ci assemblée nationale ab rassemblement la ñuy am ci buntu pencum ndaw réew ma Babacar Fall jàpp ne seen droit la dañ leen ko war a nangul. lu jaadu la opposition bi daanaka seen la ñuy def ak seen yelleef boo xam ne constitution moo leen ko may. donc lii am solo mooy vraiment ñu def ko ci yoon te jàpp naa ne pour man nguur gi daf ko war a autoriser. le 23 juin nit ñi ba ñu kontaanulee ci réforme bi nga xam ne ñu ngi ko bëggoon rek dañuy dem assemblée daal di manifester. bu ñu sukkandikoo ci kii bokk ci GRADEC def lépp lu mën ba réew mi du yëngu fileek ñuy jëm ci élection palup njiitu réew mi. moom moo war a jël ay responsabilités te loolu yaakaar naa ne du yaafus si moom pour bu réew mi tolloo fii mu woo opposition ñu waxtaan. ndaje yi ñu jagleel francophonie bi mooy ñetteel bi yoon nag ñu koy amal ca Louga doomi dëkk ba ñoom nag ñoo def lu ni mel loolee nekk nag lu am solo ndax dañ caa delloo njukka rek ak sargal ki nga xamante ne nekkoon na njiitu réew bu Sénégal Abdou Diouf jiite woon tamit francophonie nekkoon secrétaire général bi diggante 2003 ak 2015 moom moomee nag ki ko fa teewal ca Louga Cheikh Mactar Diouf la ñu gën ko xam ci Pedro. du ñàkk kon xëy na ngeen am ko ci suñu yeneen jotaayu xibaar mbokk yi fii la ñuy tàggatoo ak yéen jaajëfal leen bu baax a baax yéen ñi fare woon ci machine bi ak ñi jàpp ci xibaar yi ba mu sotti Chérif Dia mi ngi waaj ngir ñëw faram-fàcce leen xibaar yi ci nasaraan jaa ngeen jëf.